onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim kon ginnaaw bi ñu sant yàlla jul sam gëm suñu ñaari waajur dañuy nuyuwaat ñi ñuy seetaan nuyuwaat suñuy supporters suñuy fact mais bala nuyu kenn dañuy nuyu suñu kilifa gu mag yi mooy président de la république nuyu le ministre de l'intérieur nuyu le directeur général de la police l'inspecteur général de police Ousmane Sy di nuyu le service social de la police tey xam naa di ngeen la moo tax Big Pato tardé wu ma de damaa nekkoon ci liggéey parce que émission bi dañ ko commencé woon fan yëpp ñu koy def am ay nit yu ko gis kontaan saveur d'Asie bi ngeen ne ñëwal nii ñu gars yi gis la saveur d'Asie rafetlu suñu liggéey grand Thomas woo ma këram tey di ma encouragé ne ma Big à part d'aujourd'hui maa lay accompagner sa guddi nga dem ci sa gars yi nga jox leen dara saveur d'Asie moo ñu joxoon tey ay bagages ay lekk ñu dem doon ko jox policiers yi mais du saveur d'Asie kese parce que bi ma ko jotee Jamel Samb borom ji nuru la dañ na wax téléphone ma ne ko pourtant saveur d'Asie laa nekk nii de ñu ngi may joxe bagage mu ne ma jus yooyu noonu saveur d'Asie ba la joxee dara dama ciy teg jus yi ma ni déeta waay Eliman Kane ak waa Lex Africa woo ma téléphone ne ma Big tey moom foog ñu jox la boisson pour nga jox gaay ma yaakaar ni fa la yam ñu ne ma déeta waay au seral grand Tailleur Touré ñëw ne ma Big Pato maa ngi yow ci làmb lañ àndoon mais bu police taxawee ci mbedd mi ñun civil yi dañ leen war a jàppale loolu ma waral tey ma xaw a guddee te dama àndoon ak sama adjudant sama chef de service adjudant officier ak Alsane Samba Mbaye sama doomu ndey baayu bébé Aïcha borom Kër Massar di wax ni loolu mooy liggéey loolu mooy àdduna ñun ay doomu aadama lañ yu takk der di liggéey pour suñu réew di woote benn message mooy message de sensibilisation di woote benn affaire muy relation publique di xool concept armée nation ni ñu koy defalee rataxal diggante bi fexe ba civil ak policiers yi am jàmm di dox si jàmm fi ma nekk nii maa ngi sama koñ Ouest Foire tey damay remercier aussi waa DBM direction du budget et du matériel tey bu ngeen gëstoo gis sama ginnaaw tey auto police ngeen gis ba ma commencé ba léegi auto civil laa doon mais tey la moo tax mel ni auto police parce que waa DBM ñi ngi may suivre tax gis nañ liggéey bi tey ñooñu jox oto jox ñu chauffeur def ci carburant ba mu fees ne ma du yoon police civil rek di la jox ay oto ñun am nañ oto am nañ moyen pour vous dire que police am na moyen de mais civil ñoo ci bëgg a participer moo tax tey dama leen di gërëm Ali Nor ak Kodo sama supporter ma monsieur commissaire Sagne ak général Faye bu DBM du nuyu képp ku bokk dem adjudant John mu nee naa ne rek moo ma jox daal jox ma beer ak tenue yi tey nag maa ngi sama koñ mais damay démarrer ci benn affaire parce que Mamadou Ali Ndiaye ancien champion du monde de karaté sama koñ la dëkk te waa France la tey dama ñëw di xool ndax moom respecté na confinement bi parce que tey amul karaté kaay amul dara gars yi ñu dox dem dànk ma dem xooli Mamadou Ali Ndiaye ndax respecté na ko damay dem kër Balla Gaye ak Sa Thiès ñu ngi may xaar ku namu Balla Gaye namu Sa Thiès xool confinement bi ni ñu ko dundee nag ñu xaar xool sama adversaire Alaaji Mbaye ak Alaaji le champion l'ami de Kosi Diabo na ngeen def mais grand maa ngi leen di ziar yi da ngay entraîner wala da ngay nappaate wala lu xew nii mais xam nga ak li xew ci réew mi je pense que ni ñëpp yëg nañ ko comme ni ñu wax rek confinement oblige xam nga léegi activités yi dañ koy wàññi fu ñu mën a dem bu 18h jotee ñu ñëw ci biir kër gi d'abord arroser fleurs yi ngeen di gis fii ci wet bi suqali nature bi tuuti dina ci baax après nag entraînement. léegi yow. waaw. confinement wala couvre-feu moom mais ak Sénégal egguñ ci confinement ñu ngi ci couvre-feu wala état d'urgence yow noo koy dundee ak ban message nga ci lancé Sénégalais yi. bon wax dëgg yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que Sénégal lii la mooy wane ne rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bu ñu xoolee li xew ci dëkk bi fii mooy wane ne rek ni nit ñi war nañoo booloo nekk benn parce que booloo nekk benn ak dégg ndigal. moom mooy tax xëy na yàlla musal ñu ci lii nga xamante ni ñëw na ci dëkk rek bi te ñëw ñëpp bëgg koo daan parce que ni loolu moom mooy tax ñu génn ñëpp booloo nekk benn te li nga xamante ni mooy tere ñu bàyyi ko comme état d'urgence am na ñu ne couvre-feu am na bu 8h na ñëpp nekk seen kër donc bu 8h na ñëpp nekk seen kër lu waaye doo def daal na nga fexe ba 8h fekk la sa kër. conseil lan la gars yi wax ci coronavirus lan la gars yi di bañ ak li ñu bëgg ñu koy def. xam nga coronavirus bi comme ni ñu ko waxee rek bañ na lépp luy dajaloo. bëgg ñu nit ñi di dajaloo. bëgg ñu nit ñi di joxante loxo. bëgg nañ aussi nit bu ñu taxawee comme ni ngeen ko defee nii au moins am distance su 1 mètre suñu diggante. wax dëgg yàlla loo mën ci def rek boo duggee sa kër aussi nga daal di raxasu boo mënul raxasu nag daal di am alcool gel yi pour mën a aussi raxas sa loxo yi rek daanaka loolu ci set la bokk. waaw man bu ma génnee guddi bu ma tasee waa gannaaw kaay taxawal fi nga taxaw sax leer ok kaay ñu gis la kaay. waaw xam nga nag. yow la ñuy waxee buur. xam nga buur moom daanaka moom lépp lu mu la wax rek. ndigal la. mbedd mi. waaw mbedd buur la waaw. te yow nag yaa fi nekkal buur.
xam nga man ay xari yëpp ay kërima ci cumbi laa xam mais nag karaté yi nag am def naa li ñuy wax gëdan braay. waaw xam nga bu buur taxawee rek daanaka. gëdaan position gëdan braay. non fi mu toll nii dama taxaw rek di la déglu comme yow yaay buur. léegi waaw. grand def jël position garde ma wax garde. bon xaaral ma teg lii fii. tegal téléphone ma xool ndax nag da nga confinement bi ndax yaa ngi koy dund sa biir kër di entraîné wala en garde. garde bu ma taxawee nii bon yàgg gi nii la. léegi coup de pied li ñuy wax tranchant mooy majeur yi. majeur yi waaw. demal may ñu dara. acca. bii yoo ko jiyee. bu ko jiyee acca. bii moo wasi jiyee. bii ura moo wasi. bon. gars yi toog seen kër. li may def ni xam ngeen la ma dama koy def parce que xam naa ni couvre-feu bi métti na confinement bi métti na diaspora bi maa ngi leen nuyu leen ziar waa Italie waa Arab bu na bu borom Maroc mais nag xam nga moo fi manqué MC bu wiri wiri MC vraiment waroon na fi jege grand gars yi nekk ci seen kër yi loolu leen di conseillé ci couvre-feu yi nan lañ ko war a dundee sportif ak ñi nga xam ne bëgg nañ karaté yan kële nga leen jox tey bàyyi leen ko. xam nga fi ñu toll nii comme li ñuy wax rek bàyyi nañu lépp loo xam ne luy dajaloo la mooy ci saal yeeg ci dojo yeeg yëpp. donc te yàlla def na kër yi xëy na am na tuuti espace nu mu mënti toll rek parce que nit war na fee mën a nekk yëngatu ba nga xamante ni tey moo tax ne toog lekk rek toog pour éviter lekk toog moo tax nag tey ni bu heure bi jotee ñu mel ni comme ku nekk heure dem saal jotee rek ñu nekk ci biir kër gi entraîné. waaye buur de damaa nekk ci bedd ku ma tasal ci bedd bi grand bi ma demee Paris gars yi damay def benn témoignage bi ma daanee booy ba di dem Paris Moustapha Gueye le tigre de Fass ma koy saluer au passage madame Gueye Soda Mbaye Moustapha Gueye moo ma boole Mamadou Ali Ndiaye mii moo ma yóbbu mairie Clichy boole ma coach Drago ma leen saluer ak waa Clichy yëpp di jël chaque ngoon mu may yóbbu salle may entraîné parfois mu jël otom jël si ma boole ma ak ay entraîneur jemu ci de daaw ma ñàkk crédit mi ngi nii ak yeneen yóbbu doon ma yóbbu biir Champs-Élysées ku baax a ngi nii sama xarit sama doomu nday pour vous dire que relation entre police ak public mi noonu alkaati la ba ma demee Paris moom mii daf ma doon jàppale may saluer au passage Gallo Mbaye moom këram laa daloon ak Nene ak Bamba sama doom ak Aïda Diop di nuyu dare aussi di wax ni gars yi loolu mooy àdduna doon na alkaati laa mais su may tënni bi doon civil su ma fekkee gars yi foofu leneen laa fay fekk loolu mooy àdduna te teewul bi ñu ñëwee Sénégal ñoo bokk koñ Grand Ali ku génn si mbedd bi maay def xool lu ma neex ma def loolu ko Grand Ali damay xool ndax am équilibre amoo équilibre sambal sa benn tànk ma xool dafaa génn neen tànk yi baaxul de 1 2 4 5 bravo kii sportif la wàcceel jàpp nopp ma xool mbedd mbóor 20 heures égal chez vous 20 heures égal à la maison 20 heures c'est à la maison restez chez vous restez chez vous et gars yi restez chez vous gars yi on va rester chez nous en haut en bas restez chez vous répétez restez chez vous 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 man Ali Ndiaye man Ali Ndiaye champion du monde su ma génnee tase ak policiers yi lu may def maa tooñ donc restons chez nous mais rafet na et puis bu ñu jógee ci lii nag aussi mënuñu nag lu dul yéen di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi xam nga bu ñu demee ba ñëpp léegi bu 20 heures jotee rek ñëpp a ngi seen kër yi toog parce que xëy na message bi ngeen di véhiculer la tey yéen a ngi aar nit ñi ci jàmm ci salaam kenn ku ci nekk di leen xamal lan moo tax tey ñu ne leen toog leen seen kër yi parce que ni tey police yéen gàcce ngalaama xam naa ni tey yéen ak ñi nga xamante ni ñooy docteurs yi ñu médecins yéen a bokk liggéey bi ñii ñi ngi ci hôpital yi di lijjanti yi nga xam ni am na lu leen daal yéen gi na ngeen nekk ci mbedd mi wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni xëy na xamuñu lu xew nga leen di informer pour que ni rek ñëpp a mën a nekk seen kër mais gërëm di leen ci remercier et puis rek tamit ngeen gën ko banlieue bi soxla nañ ko waa Kër Mbaye Fall woo nañ ma banlieue bi soxla mën a mucc ci cas communautaire yi Lamine ñu am nañ problème de man ñi ma woo ñi parce que mën nañ faa dem incha allah bu ci yàlla andee et puis yàlla na leen yàlla defal jàmm rek di nuyu nag sama doom mu day yéen xam ngeen ko Moustapha Gueye le tigre de Fass Gueye Ndioro bëgg ceeb yéen gën a xam et puis coach Diabon maa ngi moom ñoo bokk situation mais bon waaw moom aussi mi ngi ci jàmm affaire yi tamit fekk ko ci fii ci Sénégal et puis mu ciy communiquer aussi lépp lu mu mën rek par tous les moyens mi ngi communiquer rek aussi pour sensibiliser ñi nga xamante ni rek nit ñi lan la ñu war a doxalee naka la ñu war a mun a comporter wee mais xam nga nag man na ma sax parce que madame ñëwoon na fi mais par contre dafa teel a ñibbi donc du coup maa ngi fii nag aussi rek topp ci ndigalu ba borom réew mi ba keroog yàlla def leen mais yàlla nañu yàlla defal jàmm rek et puis indi jàmm ci réew mi
ba nga xamante ni rek activités yi dina mën a reprendre ñëpp nekkaat ci jàmm. wax dëgg yàlla nag kontaan nañ ci yéen nag aussi. damay joxe situation du jour. Aujourd'hui on était le 13 4e mois 2020. Coronavirus Sénégal on avait 144 cas testés 11 cas positifs donc 11 cas contacts 1 cas communautaire et on avait 110 cas sous traitement. On avait aussi 119 cas guéris aujourd'hui et 7. Un évacué et 2 décès. Donc loolu mooy situation coronavirus bi ñuy remercier aussi ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di remercier aussi le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom vraiment liggéey bi rafet na di nuyu waa BRP di nuyu ñëpp di wax ni gars yi ñu dem xooli sama xarit waa Lex Africa maa ngi leen nuyu président Elie Makan yaag sa équipe bi ak Fantikal Big Pato grand Ali le grand champion nekk leen champion daal. nit ku baax nga kii nag comme li ñu wax rek lépp lu ñu ko mënti defar rek ci moom la nekk parce que c'est vrai ñëw na fekk ma France ni ci ay yitte. ki nga xam ne nag mooy sama doom mooy parce que bu ma toogee ba di jàppale mbër rek yàlla ak Moustapha Guèye moo tax te tey ku ma ciy jàppale tam mooy naan rek càmp dimbali ma nga jàppale ma kii donc ci la ma ne càmp daal am naa benn Big Pato mbaru policier yi jox naa ko sa numéro dina la woo pour wax dëgg yàlla bu ñëwee nga jàpp ci te wax dëgg yàlla mu ñëw nag France dégg ndigal nag te wax dëgg yàlla sonnoon na fa trop parce que liñ ko doon teg du woon wax dëgg yàlla lu sedd mais pour te dire que ni daaw ci boole wax ju bari mais pour wax la ni rek ci laa ko aussi côtoyé xam ni aussi nit ku baax la lii muy def nii nag du lu ñu bett parce que nit la koo xam ni il est sociable fu mu mënti nekk rek mi ngi fexe di fi indi jàmm ak salaam di waxtaan ak nit ñi di dala xel yi pour te dire que ni tey yàlla def ko mu nekk tàgg dar situation bi am wax dëgg yàlla mu ànd ak yéen ñi ñëpp aussi di wane ni takk der yi ñu ngi def leneen lu dul rek li ñu leen di foogee mooy dóor nit ñi wala yooyu non je pense que ni loolu c'est des choses à saluer. Et que ni tey le président de la République je pense que ni tey aussi mi ngi xam li nga xam ne moo xew ci dëkk bi. tey peut-être dama fi waxal ñi nga xam ne ñooy takk der yi ak ñi nga xam te ni ñooy médecins yi bu affaire yëpp jàllee je pense que ni mérité ngeen nag une prime exceptionnelle. parce que merci vous avez bien travaillé c'est bien mais des fois sacrifice yi ngeen di def il faut que mu am un prix. bàyyi ngeen seen doom yi bàyyi ngeen seen jabar yi amatul leen vie de famille parce que li nga xamante ni mooy kilifa réew mi Macky Sall tey jii nekkoon na ko ñëpp def yéen ngeen tax nii du ko appliqué. donc tey bu lii yëpp jàllee le président de la République ñoo ngi lay ñaan. wax dëgg yàlla bu yëpp jàllee. ñi nga xam ne ñooy takk der ak médecins yi nga xamante ni wax dëgg yàlla nelawatuñu yendootuñu wax dëgg yàlla il mérite une prime exceptionnelle digne de ce nom loolu ñun dañ la koy ñaan ñi nga xamante ni tey ay citoyen lañ nekk ci dëkk bi aussi topp say ndigal.